mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média xibaar yi jégalu ñu koy tàmbale ak li ci gën a fës jàpp leen conseil présidentiel ba ñu amal tey ci suba ci relance économique naka la ñuy def ba suqali koom-koomu réew mi gannaaw mbas mi centre international Abdou Diouf lañ ko amale ci teewaayu njiitu réew mi lan mooy plan d'action prioritaire yi léegi di ngeen ci xam dara ak Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb ci faram-fàcce gi ba léegi ci wàllu li gën a fës jàpp leen ni ci wàllu inondation yi mbënd mi ñi ŋàññ nguur gi jàpp leen ne Macky Sall jàpp na moom ni li mu def ci wàllub mbënd bi mu fi toogeek léegi amul benn nguur boo xam ni jaar na fi def ko ba tax jarul débat wala sax ku ci bëgg débat bañul jàkkaarloog yow ñu indi ci ay leeral ba léegi ci wàllu li gën a fës jàpp leen ni ñiy dëkkee HLM 5 fi mu nekk nii ñaari weer a ngi nii ndox mu bon buy ballee seen fos yi moo leen sonal ba tax jamono ji ONAS dañ leen a woo ba sonn ñi ngi sàkku luñ leen ci mën a taxawoo ndax amuñu feneen fu ñu dem te seen dëkkuwaay mi ngi yàqu ci li ci gën a fës ba léegi dafa yemook màggal gi Cheikhul Khadim daal di nañuy traduire ay xasidaam fii ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ña ko def nag moom mooy institut bi yëngu ci wàllu làkkub chinois noonu la ñu daal di ñoom def safar gi muy loo xam ni ñu bëri ca université bi rafetlu nañ ko dinañ ci ànd ci reportage ak Maymouna Ndiaye Thierno Laurent Mendy ci biir xibaar yi waaye laata ñuy faram-fàcce loolu yëpp ba Touba la ñu jëm Touba. xew-xew bi xam nañ ko màggal bi ñu dëgmal soxna Faty Dieng bu dee mu ngi ci bu mu jokkoo bi soxna Faty Dieng xibaar yi ci kanam tuuti lan moo nar a gën a fës foofu ci Touba li ngeen di faram-fàccee bismillah. Pape Abdoulaye Der ginnaaw bi ma la fayee nuyu téléspectateur yu télévision Futur Média xibaar yi bokk na la ca gën a fës muy màggal ak Touba xam ngeen ne président Macky Sall ñëw na fi dem waaye itam way politique yi ñu ngi wéy di ñëw tey ku ci mel ni Idrissa Seck ki nga xam ne itam moom mooy Khalifa Sall ak Malick Gakou ñoom ñëpp ñëw nañu fi di ngeen leen dégg ci biir xabaar yi beneen ponk itam bu ñu fas yéenee faram-fàcce bu lu jëm nag ci mbas meek tolluwaay bi xam ngeen ne yóbbante xaalis dafa am solo fii ci dëkk bi. danoo gis nag ne lu jëm ci mbas mi tax na ba ñenn ñi yëg nañu daal mbir mi nga xamante ne si laal na leen beneen itam yoo xam ne dinañ ko gën a waxtaanee muy lu jëm ci ñàkkum ndox ak yenn ci ay gox Mame Birame Diouf lañ ci fas yéene àndal ganu xibaar yi di docteur Khadim Ngom bokk ci unité d'alerte et de prévention épidémiologique ci kanam tuuti lañ fas yéene waxtaanee yooyu les ponk Papa Abdoulaye Der. jërëjëf soxna Faty Dieng ci kanam tuuti kon ca dëkk bu tedd ba ni mu leen ko junjee ci boppu xibaar yi li ci gën a fës benn bi mooy naka la ñuy def ba suqali koom-koomi réew mi njiitu réew mi ndaje bu matale la ci daal di amal conseil présidentiel ci suba la woon ca centre international Abdou Diouf bu Diamniadio deuxième phase bi kon ca plan boobu nga xam ni gannaaw koom-koomu àddina bi ñu ci bëri corona bi da leen nërmeel mbas mi wër àddina ñoom naka la ñu nar a def fii ci Sénégal ba suqali koom-koom boobu Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb teewee nañ ndaje mi. Pas défensif offensif ajusté et accéléré doon kàddu yi gën a fës ci ndajeem conseil présidentiel mi ñu doon amal jëm rek xool nees fexe ba relancer waat lépp lu jëm ci koom-koomu Sénégal njiitu réew mi profito ci ndaje bi lancé ñaareelu pàcc plan d'action prioritaire ñu koy duppee PAP 2. de préparer le plan d'action prioritaire ajusté. dañuy préparer lii di plan d'action prioritaire ñu jëmmal ko. jaarale ci nag li nga xam ne lii moom lañ ci tukkee ci jàngat accéléré li nga xam ne lii moom mooy PAP 2 lu ñu mel nag la ñuy càmbar tey ngir mën koo valider démarche bi ñu jëloon rek mooy ku nekk dugal ci loxoom daanaka ba ñu tàmbalee crise bi ba léegi PAP 2 bi nag li ñu ci seetlu mooy Covid bi dañ ci jàngatee ne am nañ foo xam ne fii ay tolof-tolof la yoo xam ne mën na am njeexeetal lu jëm ci wàllu li nga xam ne lii moom mooy pénurie lenn ci ay produits yi waaye rétention tamit yenn produits yi nga xam ne nii dëkk yi exporté ñi ngi koy def. nemmeeku nañ nag crise bi ak guerre bi nga xam ne bii jëm na ci wàllu masque yi ñu nemmeeku woon ko ci lii di tarmaagu aéroport chinois yi. une guerre de masques sur le tarmac des aéroports chinois. ci kàddu njiitu réew mi ngir réussir relance économique bu nu mel il faut nag ñu amaat beneen taux de croissance bu am solo. la croissance c'est pas le ministère de l'économie qui le fait c'est surtout les ministères de développement.
croissance du rek lii di ministère des finances ministère de développement bi yëpp la gouvernement bi la synergie d'action la man gëm naa ne bu ñu mobiliser woo ñun ñëpp li nga xam ne lii moom mooy relance économique bi mën nañ ko réussir. Qu'ensemble nous pourrons relever le défi de la relance de notre économie. lu jëm ci mébétu gën a suqaliwaat koom-koom bi jëwriñ ji dénk wàllu finance annoncé fi nag ay réformes yu am solo daanaka ci domaine ak secteur d'activité yu bëri ñoom nag bëgg nañ lii di secteur privé dugal loxoom bu baax a baax ci relance économique bi ni mel li ñuy xayma ci koppar jagleel ko lii di PAP 2 bi toll na ci 14 712 milliards li ñuy xaarandi ci secteur privé bi ñu tënk ko ci 4 770 milliards. Ousseynou Thiam dañuy des foofu ca Diamniadio ndax fa la ko waxee coow li am ci mbënd mi. président Macky Sall jàpp na ni nguuram def na ci loo xam ni amul benn nguur gu fi jaar bu def jéego yu ni mel ba ñu ci nag ba ci débat ak leeral gu yaatu jéego yooyu nga xam ni moom def na ko ci te dinañ ko continuer def kàddu yi Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb ñoo ko taataan. On va vers un hivernage pluvieux qui a entraîné des inondations. jàppoon nañ ne dañu jëm ci nawet bu bëri ndox taw yooyu moo ñu jural tey ji mën man nag nekk naa aise ngir gën a wax nag jéego yi nga xam ne ni def nañ ko jëm ci wàllu ni mel bu ñu toog rek naan defuñu dara loolu du dëgg taw yi dafa bëri lool ci benn bëccëg rek boo ci jotee équivalent wu ñetti weeri taw c'est normal nag moo am ay inondation dafa am zone yoo xam ne yi amuñu assainissement amuñu li nga xam ne li moom mooy plan d'assainissement nekk tamit ci ay zones yoo xam ni yu suufee la man de noppi naa nag ngir engagé ab débat képp ku ko soxla rek ci réew mi li sama gouvernement def ci wàllu xeex mbënd amul benn gouvernement bu ko fi def depuis ci atum 1960 ak léegi taxawal nañ fi plan décennal de lutte contre les inondations te dañ koy wéyal ba ci atum 2023. Depuis 1960 en matière de lutte contre les inondations. D'abord, dès 2012, j'ai lancé un programme décennal qui finira en 2020. HLM 5 ndox mu bon mi balee seen fosse yi ñoom moo leen sonal woote nañ ci wallu ba sonn waa ONAS mu mel ni dañ leen ci tànqamlu mënatuñu tàyyi nañ Fat Bintou Konté Youssou Baro lañ ko dénk. wallaay wallu dañoo bëgg ñu wallu ñu ndax dañoo sonn lopp ñaari weer ngi nii ñun mënatuñoo dox mënatuñoo génn yooyu ak ñiy bëgg a rey fosse yi kenn mënul jaar. ab ñaxtu gu métti la ñu xëyee ñoom askan wi yeewoo fee ci HLM 5 ñaari weer a ngi nii ñu dëkk ndox mu bon mi lee di nokki xet gu bon fi mu toll nii nag seen dëkkuwaay yi yàqu na ndax ndox mu bon mi lee. plus de 2 mois ñoo ngi dund ci ndox mi ndox mu bon mi xet gu bon gi suñu biir kër yi bu ñu la ko wanee mi ngi fees del ñun amatuñu fu nu lekk amuñu fu nu naan suñuy doom yi amuñu fu nu toog. ndox mi ak salte bi xam na ni ku mu nekkoon sa buntu kër metti na. mu di situation boo xam ne buñ leen dégloo ñoom habitants yooyu depuis que ONAS office national de l'assainissement engagé ay travaux ci collecteur Hann Fann bi ci atum 2005 la jafe-jafe yi door ci seen quartier gi li mais bu ñu fa dëkkee 74 ba 2005 mosuñu xam lii ba ñu commencé ci regard centraux yi nekk ci booru kër yi le problème bi commencé am. ba tax ni jamono ji ñu toll xale yëpp dañoo feebar asthmatique yi kenn wératu ci ba pare nag ñi nga xam ne ay mag la ñu mu di personnes âgées yi dañ leen a tere sax génn. kenn génnatul ñëpp feebar borom asma yaa ngi ñëpp la seen asma yëngatu. moytu leen ak takk leen ay masque ak raxasu leen ak def leen gel mais yooyu yëpp du jariñ dara feek ñi ngeeg lii. la ca gën a métti nag mooy saa su ne ñu ngay woo ONAS ñu di leen promettre na danañ ko ñëw di jënti mais boobu ba tey furaas daal di xëddeem. ñoo ngi ñëw. am numéro mention bi ma téye numéro mention bi boobu ba léegi ñëwul le premier adjoint au maire woo na directeur bi chef bi en direct sama kanam boobu ba léegi maa ngi ba biig laa ko mujjee woo ñun sonn nañu lii xam na ni mënuñu ci dund. woote naa ba sonn ONAS laay woo ba chaque jour éegu yaa ngi fii ça fait plus de 2 semaines chaque jour ñu jox la benn déclaration bu bees bu ñu la joxee benn déclaration bu bees 48 heures après ñu ne changé waat ko joxaat la beneen déclaration bu bees nii la ñu nekkee waa ONAS te kenn du ñëw nag kenn du. ca gox ba la ñuy des HLM moomu ak maire baak yenn conseillers municipaux dootuñu jaaroo ca taal li ko waral coowul suuf loo xam ni dañu jiiñ maire bi da ko jox jaay promoteur boo xam ni délibération jotu cee jaar ba tax na jàkkaarloo nañ ak taskati xibaar yi siiwal ko Ibrahima Kane ci leeral. ab luubal ca mairie bu commune bu HLM bu ñu sukkandikoo ci benn pàcc conseillers municipaux yi. ci seen jano ak taskatu xibaar yi seen collectif di ŋàññ yorin bi ñu yoree mairie ba naka noonu ay luubal yu bari ñu teg ko ci ndoddu seen maire. yorin bu tàggatémbe ak bu ñaawa ñaaw bi mu yoree maire HLM booy njëkk
lu si tegu mooy suuf si nga xam ne HLM bëriwulew ko ñu war koo xool ni ñu koy liggéeyee pour askan wi mën see gis seen bopp mu koy luubal di si tabax ay cantine ak lu nekk mu def jël benn promoteur boo xamante ne nii amul délibération jël promoteur boo xam ne nii amul appel d'offre mu jox ko marché cantine yi loolu daf see war a tontu maire bi ba tey dafa war a àddu si lan moo waral depuis 2014 HLM gisuñu benn infrastructure benn investissement bu mu def dépensé mairie boo xamante ne nii li ñuy dépensé en fonctionnement mooy ndox courant ak salaire moo ëpp li ñuy def si waa HLM li ñuy def seen bopp moo ëpp li ñuy def si waa HLM looloo waral ñu ne ñun ñi ngi njort ni maire bi dafay luubal xaalis dafay am ay contrat fictif ak ay employés yoo xamante ne nii mi ngi koy teg. kuréel gi ëmb conseillers municipaux yooyu ne nag bind nañ ay bataaxal maire bi ngir mu indi ay tontu ci li ñu koy laaj wante ba léegi deful lu ni mel ñoom sax mujj nañ ko porter plainte. lettre bi bañ ko defee mi ngi toll si ñaar fukki fan ak juróom-benn ci wàllum juin weeru juin mu bañ see tontu ñu taaxirlu ba ñetti fan si wàllum juillet ñu bindaat ko beneen bataaxal mu bañ see tontu loolu waral ñun ñu jooy ko fa mbaxane doonee benn mooy sous-préfet Grand Dakar nga xam ne ñun ñëpp mooy suñu kilifa wax na ni tamit porté nañ plainte OFNAC ci benn courrier boo xam ne mi ngi dem si le 12 août 2020. maire ba ca la ko soxal ne nag lii ñu ko ji ñëpp dara du ci dëgg Ababacar Sadikh Seck ne sax day porter plainte conseillers municipaux yooyu ngir setal deram bu baax a baax. naka la ñuy def ba am fii ci Sénégal ay marché yu mucc ayib ministère du commerce ubbi na ci waxtaan yu yaatu ànd ceeg commerçant yi naka la ñuy def ba lakk yi ñuy faral di nemmeeku dakk waaye it ñu dem ci gestion privée Mamadou Fall Aba Camara teewe nañ waxtaan wi. yorinu marché yi nañ ko jébbal commerçant yi loolee mooy seen gis-gis gannaaw seen ndaje gi ñu amal ak jëwriñ gi ñu dénk wàllu commerce. fi ne marché boo dem ci Sénégal am na comité de gestion nañ ko soppi def ko privé mu jox tàkk lu dëgg yow su fekkee yow yaa seet marché bi nekk ci biir marché bi dégg nga am fi place di fi liggéey ñu dénk la marché bi bu yàqoo kenn tudd maire ba yow la ñuy tudd kenn tudd ministère bi yow la ñuy tudd. mu nekk ab doléance boo xamante ni bu légitime la di gis-gisi directrice bu Promise mu jàpp ni rek ni collectivité locale yi ñoom daanaka sax dañuy gàllankoor li nga xamante ni moo di yorinu marché yi. gàllankoor bi mooy collectivité la yoon jox gestion marché te collectivité bi dafa am lu ko war ci marché bi amit lu mu am ci marché bi donc balancier boobu amee ñu gis ne collectivité mënul di gérer yeneen compétences transférées marché mun nañ trouver une gestion concertée de privé. collectivité terewul la mu war a jot ci redevance am la ca des ñu jox ko mais marché bi nekk lieu boo xam ne day nekk lieu concerté. waaye DG bu AGETIP jàpp ni tey jii jot na nag ñu dugal ci commerçant yi ci wàllu yorinu marché yi ngir rek mën a gën a aar yi les marchés. la conception de tous ces marchés. dina am foo xam te ni foog ñu lëkkaloo fekk commerçant yi. mais aussi il faut mu ci mel ni li nga xam te ni moo di wàllu sécurité ndaxte marché boo gis dañ ciy installé lépp loo xam te ni moom moo yor wàllu bouche d'incendie yi faaw ñu war leen nag bouche d'incendie yi ak naka lañ koy gérer ngir bu fekkee ni lakk-lakk dafa am ci marché bi kon kay faaw ñu booloo xalaat rek naka la ñuy liggéeyee marché yi. État du Sénégal daal di ne kon lancé li nga xam te ni moo di waxtaan yi ngir jëmmal taaru marché yi. bi nga xamante ni askan yëpp soxla nañ ko lépp nag juróom-ñaar fukki milliards daañu ko ci dugal ngir marché Sénégal yëpp mujj mucc ayib. ministre Mansour Faye ñàkkul ni dafa juum bu yaakaaree ni warul wuyu ji OFNAC teguwul ci yoon ci leeral koppar yi nga xam ni moom la ñu dugal ci mbas mi loolu di gis-gisu président ONG bi di Lex Africa Eliman Kane lay wuyoo gis na ni bokk na ci ay yelleefu OFNAC daal di déglu bépp kilifa bu ñu dénk moomeelu askan wi ci leeral Mohamed Samb Mohamed Dieng reportage. Mansour Faye yëkki nekkul lu tegu ci yoon bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni si moo di jiite Lex Africa ngir Eliman Kane nag Mansour Faye li mu fësal di maanaam bañ a wuy ji enquête bu l'OFNAC loolee dëppowul ak yoon bi nga xamante ni si moo tëddal kër gi di saytu wàllum corruption ak amin gu jaarul yoon. OFNAC buy def ay enquête am ngir saytu xool situation li xew pour mën ko jébbal li fi nga xam ne doone benn OFNAC mun na déglu képp koo xam ne toute personne la wax nit ku nekk koo xam ne yow sa loxo mu ngi ci biir seppiwul ministre teg fale seppiwul kenn teg fale donc loolu mooy li loi bi wax donc loolu
amul beneen loi boo xam ne teggi na. ngir moom Elimane Kane nag kii di Mansour Faye moom daanaka sax foofu ñu saytu ni nga xamante ni si moo di yore leen gu mu amee loole nag ñu mun koo jaarale ci lu ñu duppee reddition des comptes bu ko defee rek askan bi yëpp xam naka la yëfi demee. reddition des comptes transparence bonne gouvernance dafa nekk ci constitution Sénégal dañ ko tëggee ci constitution Sénégal depuis 2001 constitution bi fi Abdoulaye Wade indiwaatoon bu bees. bés bu OFNAC pare woon liggéeyam ba jox ko procureur xool na kat lii garaaw na garaaw goo xam ne ni war naa mën a instruire dossier contre le ministre su boobaa dina am procédure bu mu laaj mais ak guñu foofu donc enquête moom wax dëgg feer la amul fenn foo xam ne ministre bi war na ci sukkandiku pour wax ne OFNAC waru mën a ñëw enquête ko. amul lenn ci wàllu yoon loo xamante ni si mun naa tax kii di Mansour Faye ba ñu wuy ji OFNAC loole nag mooy li nga xamante ni moo di xalaatu Elimane Kane ngir ki nga xamante ni moo di jiite Lex Africa bu sañoon rek lépp loo xamante ni si wàllum yoon war na cee tegu ñu jaarale ko si ba 69 milliards yi nga xamante ni joxoon nañ ko Mansour Faye ngir lu aju ci wàllu Covid-19 yi ñu mën koo leeral ci anam yu jaar yoon. màggal bi ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar yenn étudiants yi soobu ci bu baax bu ñu jàppee la xew ca institut Confucius ñu bànqaasoo foofu di jàngale kàllaama chinois dañoo jël nag xasida Cheikh Ahmadul Bamba Mbacké daal di koy def ci chinois kàllaama chinois maanaam lépp ci màggal ba ni ñu wax ak xeeti màggal Maymuna Njaay Thierno Laurent Mendy ci leeral. ñu ngi fii ci institut Confucius bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru biñ fi ñëwee tey jii ay bindu Cheikh Ahmadou Bamba lañu jël daal di koy tekki ci kàllaama chinois muy loo xam ni yéeme ne lool ba jaaxal ñii nga xam ni ñoo fi toog bariwul luñ koy gis ñu amal ko ci jamonoy safar. nit dina defar événement bi ñëw safar gi feete ko jox nit ñi lekk mais li ci war li nga xam te moom mooy waral bis bi du ko defal nit ñi ndax sëñ bi dafa ne li waral màggal gi li taxoon mu def ko mooy yàlla moo ko bëggoon fegal noonu ak askanam mooy nekk ñun ñii moo taxoon loolu moo tax ñuy fàttaliwaat nit ñi nga xamante ni dañuy def jour folklore ak def ni lekk ak naan moo li ci wax jaamu yàlla ci la bokk ak xamle kan mooy Serigne Touba ak li mu liggéey ndax diñ ko war a xamle nañ ko ci dëkk bi waaye dafa war a def dans monde universel ñëpp xam ko. chinois yi ko fekkee woon itam mu jaaxal leen. étudiant bu xarañ la li nga xam ne moom moo di poème Cheikh Ahmadou Bamba yi daf koy tari bu leer naññ mi ngi ko traduit sax ci chinois te nag leer na naññ sopp nañ ko lool. xew-xew bi nga xam ni amal nañ ko tey mi ngi gën a firndeel li ñuy woowee diversité culturelle. poème boobu di Rabbi daf ko dëxëñ daf ko tënk daf ko wone ci anam yu leer nañ. xëy na nit ñi dinañ jaaxle bu ñu ñëwee gis daaray chinois ñu fay jàng ay xasida mais ku xam bu baax Serigne Touba ku xam bu baax Sénégal di nga xam ni loolu du mënta nekk mbetteel parce que boo jàngee xasiday Serigne Touba boo jàngee jaar-jaari Serigne Touba di nga xam ni Serigne Touba àdduna bi yëpp ko tax a jóg. ndongo yi nga xam ne ñooy jàngee ci institut bi bëgg nañu nag safar gi buy ñëwee ñu bañ koo amal comme ñëpp niñ koy amalee nee nañu bis ni ki tey léegi dafay bokk ci seen agenda culturel. soxna Aram Touré loolu doon li fi gën a fës ñu jàpp rek ni ci kanam tuuti dañuy delluwaat Touba ak niñ leen ko junjee ci bopp xibaar yi soxna Faty Dieng